Kia maa ngi lay nuyu di la ziar. Ajaratu Biti maa ngi lay fay. ça va bien. bien merci. ayca nuyoo baa ngoog. waaw maa ngi lay fay également di nuyu ñi nga bokkal plateau bi waaye duma fàtte benn yoon bokku téléspectateur yi safoo di seetaan Walfadjri rawatina émission bu mag bi la di Taku Show à partir de 17h 19h di leen wax ne rek ma nekk ci wet gi ak samay quelques bagages daal di koy dem jox sama naataango yi di leen wax ne nag yéen ñi ciy seetaan seen kaas mu ngi ci biir. d'accord ci kanam tuuti ñu ngi lay xaar ayca Omar mën ngeen dugg ci waxtaan wi. jaajëf di la gërëm bu baax nag am mbégte dalalaat ko moom El Hadji Gaston Mbengue li naan fekkee muccul bi ñuy toog man moom ak saa waxul dara Cheikh Bara waaw fekkee moo muccul nag comme fekkee naa nag faw ma seede li am waaw Gaston day tooñ rek Gaston nii la mel quoi day draay il faut que mais Modou yow fàttalikul Omar yow sa papa ku baax la woon tey su ma lu ma mas di wax da ngay wax lu ko wóor bi may nekk ak Sanjoogu di wax ak Sanjoogu nekkoo foon maa ngi toog déet fekkee nga yow fekk nga nu fa ñu toog mais Sanjoogu damay waxante moom bi may yónnee TikTok bi yëgoo waxul non TikTok moom fekkee woo ko bi muy wax it fekkee woo ko ba du toogee nag nga toog xëy na dafa xam sa digganteeg waa ji moo tax mu arrêté wax ji mais moom li mu wax man ku ma xam-xam ni dëgg rek lay wax su dul woon dëgg du ma ko wax moom moo ko wax waaw mais Père Gaston sànq da nga ne dee gi bari na virus bi na ñuy ñàkku na ñuy jël mesure barrière mais teewul ci jamono boobu ñiy dëj ci réew mi ñu tere mbooloo yow ci nga jàpp date le 7 novembre pour combat Balla Gaye ak kii di Bombardier lu waral loolu. d'abord le 7 novembre ça fait 3 mois fii ak le 7 novembre. xanaa ñun ñaan nañu yàlla. yëf yi jóge bi fii ak fan. rafet njort rek. ak ñaan yàlla nangu leen koy ñaan parce que nit ku baax day rafet njort kenn ñaanul yàlla toog fi yeneen weer wala ñaari weer ci feebar bi nit ñi dee dañuy ñaan yàlla mu jóge fi moo tax ñuy santaane nit ñi vacciné wu nit ñi di respecter mesures barrières yi affaire bi wàññeeku xëy na du jeex loolu mais mu wàññeeku parce que tey dans tous les pays du monde gis nga sport bi gis ñëpp a ngi sport Jeux olympiques bërki démb la jeex nit ñaa ngi sport nit ñaa ngi football nit ñaa ngi basket nit ñaa ngi def lépp donc man pour mesure de prudence néewuma damaa jàpp làmb pour dimanche prochain wala pour fin du mois damaa jël 3 mois te it ci kaw dama ci boole condition ci kaw feebar bi wàññeeku na nit ñi jël seen matukaay dem ñàkku ji nga xam ni bis ba xam nga ñu ngi wax toujours ñu ñuy wax passe sanitaire dama bëgg nit ñi comprendre passe sanitaire parce que su ñuy wax passe sanitaire rek day mel ni dañ koy jaawale ak tubaab yi ndax tubaab yi dañ lay defal benn griffe ci sa passeport wala sa truc nga dem soo demee teg ko ci machine bi mu kii passe sanitaire suñu koy wax fii ci pays africains yi mooy carte de vaccination nga xam ni soo ko amee mën ngaa ñëw parce que nag duñu tëgg ak lu ñu bëgg a tëgg làmb duñu tëgg vacciné woo ñëw fa loolu lañu tuddee passe sanitaire mais soo nee passe sanitaire yem ci dañuy defar comme yu européens yi la wala yooyu électronique yi te du loolu mais dañuy moytu ak bëgg nit ñi dem ñàkku ji loolu rek a tax man bañ naa ko ba lamb ji ni ma prévoiroon keroog bi ma toogee ci wetu gouverneur ni ko 8 kilos lay def 8 kilos boobu ma jàppoon ba léegi moom laa jàpp 8 kilos partiel mais nangul la ko non booba dañ ni woon 8 kilos total nanguloon nanu 8 kilos total mais mënuma ànd ak samay rak samay jarbaat ñu ay promoteur man même su ma mënee 8 kilos total ñoom xëy na mënuñu ko damay ànd ak ñoom ci li nga xam ne moo gën a woyof moo tax ma ànd ci ak ñoom ñu reporté nu ñun ñëpp mais bi ñu reporté tey suñu doon dooraat tey le 7 bi 8 kilos partiel lay def ba léegi parce que même su feebar bi wàññeekoo il faut que ñu continuer jël suñu matukaay mais 8 kilos partiel boobu nga wax mais Gaston daf ci am benn paradoxe parce que man damay nangoo rek ci kaddu yi promoteur bi sant Ndiaye xaw naa fàtte turam tuuti ci Pape Alioune Mbaye Walfadjri mu ñëw toog wax ni biñ duggee ci kanamu gouverneur la mu leen wax loolu mënu woon ne parce que 8 kilos total la leen waxoon mais am na seen biir ñoo xam ne d'accord nañu 8 kilos partiel même bu dul yow ku mel ne Pape Abdou 5000 places yooyu ñu waxoon am na ñu ci ànd effectivement ñu gis ni te toog nga ci TFM ñoom Pape Abdou dem toog 2S ngeen amoon discours bu tàng discours bu tàng lu ne nga yàq ko gars yi nga yàqu ko nga yàqu ko waa nguur gi nga maanaam préfet gouverneur yi jël boobu les décisions yaa ngi gis nga yàq leen ko mais bi ngeen demee gisee
dafa mel ne ab gaynde moo duggoon mais bi ngeen génnee kenn xàmmeetu leen. dafa mel ni muus. non teg non. loolu olof bi. bi ngeen génnee kenn xàmmeetu leen. non. waaw léegi. ma dégg El Hadj Bécaye Mbaye ci benn vidéo mi posé question na lan moo xew ci biir ba gars yi nan doon waxee bi ñuy dugg bi ñuy génn waxeetuñ ko lan moo xew ci biir. waxewuñu nen bi ñuy dugg man bi ñu weekend d'avant bi dañu toog ba vendredi ñu arrêté combat xale yi. parce que mën naa leen tuddee xale yi ndax samay doom la. bi ñu ko arrêté man semaine ba ci topp la waroon tëgg. c'est pas mon problème que ñu yokk ñu bañ pour man sama kaa taxul may wax. mais xale yi nin ko arrêté woon moo dul yoon. parce que réew souveraineté réew dafa fort. amoo looy teg ci seen loxo lu dul amuñu sécurité réew mu amul sécurité fu nu jëm. c'est dangereux. taxaw di wax ni réew mi amul sécurité amuñu service d'ordre ca tey su fekkoon ni. activistes yeeg yooyu génn wala ñu nar a dem place de l'Obélisque léegi ñu génnee chars de combat yi yëpp ci mbedd mi. ànd naa ceeg yow erreur communication la communication baaxul. waaw dégg nga. donc foofu loolu laa doon kaas man. ni booba mënoon nañu fexe ba xale yi bëre ñun suñu xëyee suba sax ñu woonu suñuy arrêté ñu arrêté nu mais ba ñuy dem di dugg ca bureau gouverneur ñun gouverneur ci sagesse am ci sériam ci vraiment nit ku baax. man sama doom la Louga la dëkk magam ak sama mag ñoo ànd guddeeg bëccëg. magu papaam. du moins papaam ak sama mag ñooy ànd ñooy guddeeg bëccëg. bi ñu ñëwee toog. lim nu wax. mais xel mën na ko nangu. lan ngeen xalaat. ñu ni ko ñun li ñu xalaat mooy huis clos partiel. premier jour bi parce que dañu def ñu recevoir le lendemain mu recevoir. parce que moom it dafa am kilifa. bi ne ko huis clos partiel bi baax na jox ko suñuy xalaat. mu ne léegi may leen ma demee 16h. ngeen ñëwaat le lendemain demee 16h bi nu ñëwee mu ne nu xalaat nañu. mais ñun daal ñaari position la ñu am. soit ñu reporter. combat bi. wala ngeen def huis clos total. xam nga man ne woon naa huis clos partiel ñoom ñëpp d'accord ci huis clos partiel. mais ñaari conditions yi rek la état am. mooy reporté wala huis clos total. ñu ne ko huis clos total mun la nekk même man mi ne woon huis clos partiel. mënuma ñàkk a àndandoog sama rakk yi sama doom yi fii. kon huis clos kon kay wóomi nag ñu reporté. looloo tax ñu reporté mais amu ci dara lu ñuy wax wala lu ñu dig wala lu ñu jox wala lenn parce que man kenn yooyu du ma ci dugg. waaw xam nga parce que foofu la ñuy ñëw ci li ñu la jox loolu wala xam nga gis nga Gaston lii nga xam ni moom la def nii technique bi mu def nii daal de wax ne day jàppaat ay date man da sa Gaston peut-être da ngay yëglu wala damay yëglu c'est-à-dire peut-être que ni am na loo xam ne tënkoon ngeen ko ak gars yi boobu ba nga ni gars yi defuñu action non mais la preuve ngay yëglu pour daanaka wan leen ni ba tey mën naa yëglu non la preuve waaw man du ma def dara ci suuf waaw avant may wax ci. non c'est que li Omar wax sànq seen dugg bi ngeen tàngee ak li ngeen lewetee après dugg tàng ak lewet amu foofu. ah kay lewet moom loolu la foog. moom la réew mi même Bécaye Mbaye sax posé na question. même Bécaye Mbaye dem su ko posé. parce que Gaston bi ngay dugg ni nga ñàngalee ak non ngeen lewetee non bi may def ñàngalu ma. ah kay lewetal semaine d'avant bi laa ñàngaloon bi nu arrêté booy yi boobu moom ñàngal lan moo xew ci diggante bi. appel téléphonique gu état bi. wala non wax ma kenn man non amul appel téléphonique gu état nii rien du tout. mais war ngeen am ndàmpaay wala dara. parce que da ngeen programme woon génne seen alal ak yëpp def ci. non am ngeen ndàmpaay. non waxuñu ko kenn non yàlla xam ne amuñu ndàmpaay kenn wax fu waxi ndàmpaay. kenn dàmp leen. kenn dàmpuñu kenn waxuñu waxi ndàmpaay sax wax amu fa. ñun daal ñëw nañu. yow Gaston ñu reporté sa làmb nii sans ndàmpaay nga accepté nii sans ndàmpaay. mais man reporté man 5 combats la am de même envergure. waaw fii ba 2024 damay la am. mais bu dee ñi war a tëgg combat bi ñoo nekk ci ginnaawam nag. ñoo nekk ci. ginnaawam waaw. ak gerte gi maanaam ñi la war a dàmp. ak ñi la war a gerte gi ñamagoo ji. balaa nga ciy waat dama ciy ñam en direct. man ak gerte gi may ñam kenn dàmp ma dërëm. waaw Gaston. barke sëñ Bamba laa wax. waaw man sëñ Bamba rek laa gëm. non waxul ndàmp de. maanaam dane ñi nekk sa ginnaaw la. loolu la ñu nekk. ñi nekk sa bu dee nguur gee tëgg làmb ji kenn ñu lay dàmp. nguur kay mooy dàmp. keneen ku nekk waaw bu dee ñoom ñoo tëgg làmb ji laa wax. nguur ngay ñam gerte gi waxoo loolu quoi. su fekkee ne nguur gee tëgg làmb ji laa wax nguur gi xamul sax nu may tëgg làmb barke sëñ Bamba c'est que nag yéen waa kër Mor Ndaje
yéen yàqkat yi. mooy kan ak kan. yéen ñi ngeen xamee ni yéen a chroniqueurs yi yem. mooy kan ak kan. chroniqueurs yi xam ngeen leen ci télé yëpp nag laa wax. waaw yéen. yéen ñan per yéen Gaston ñan wax mais il faut nga leeral quand même yéen ñan. mais chroniqueurs yi. waaw dama na mën a lim da ngeen a bari. Gaston kañ nga ragal. non du question ragal. non ñoo xam nañu seen bopp. non Gaston ba léegi xam nga léegi dafa mel ni nga changé. non soo ma dégloo dana. aywa xam nga chroniqueurs yi mooy ñi ngeen di teg ci seen taabal yi. waaw ñuy jàngat ngoon gu ne ñuy jàngat di jàngat li ñuy jàngat amul solo. kay parce que njàngat mu bëgg a taal réew ci ñoom ñu bëgg a taal réew mi kenn amu ci kër goo taal. yow wax nga ma ko sax sax yaa ne ma wax nga dëgg de foofu de wax nga dëgg wax nga ma ko sax. non lii moom ànd naa parce que bi nga waxee rek. bi nga waxee rek ñuy jàngat amuñu kër. amuñu kër bëgg a taal réew mi. waaw mais luyee man loolu laa doon nangu. mais ñoom ñëpp luyee nañ nag. luyee. taal suñu taalee dëkk bi taalaale ay location jàmm. waa dëgg yàlla. ah mais dit c'est pas possible. non mais Gaston defal mais naa. man ci weewu bay may ñu. da nga bokk ak non man benn question laa posé man posé. waa demal ñëwaguma ci nii la mel de. waa gaaw c'est que Gaston. c'est que yow man Gaston man xam nga man dama gis benn stratégie boo xam ne moom nga téewee làmb ji nii loo xamante ni bii moom laa la wax ne la moom laa la bëgg expliquer. c'est que Gaston yow da nga fexe ba yow yaay propre yaay créer sa bopp ay information maanaam nit ñi di la wutal si. Gaston ñaata yoon Gaston ne bàyyi na làmb buy bàyyi làmb leer na ko ni day ñëwaat ci làmb ji. du bàyyiwul léegi bu dee bàyyi na nit ñi topp ko naan Gaston lu tax nga bàyyi làmb kërëb xam nga bu yàggee mu ne dellusiwaat na bu dellusiwaatee muy événement bu génnee muy événement loolu moo tax tey ba léegi nga nekk koo xamante ni kii ni nga yàggee si làmb ji mel ni noonu nga téewee làmb ji quoi maanaam. mais c'est bien kii bi mu tourner autour de toi. mais c'est bien stratégie la ba tey. waaw mais loolu nangu nga ni loolu nga def. mais su dee loolu. bàyyi yi ngay bàyyi yëpp leer na ni bàyyi woo mais politique la. sos googu nga sos. non sosu ma su fekkee ni loolu la. stratégie bu baax la. mais noonu ngay def. waaw non loolu nga sos. ñaata yoon nga bàyyi làmb. mais man. parce que yow li nga waxoon ne moom moo tax ngay bàyyi bi ngay del si it loolu jógu fi. te terewut yaa ngi ñëwaat naan xaru daganul ak yow mu dugg ci. waaw xaru daganul. waaw xaru de daganul. mais waa léegi man laaj Gaston. waaw mais xaru. mais xaru daganul bëgg làmb gañe xaalis nga ne xar. xam nga xaru daganul mais soo demee ba toog bokk ak réew mi. waaw ñoo xam ne ay yàqkat lañu yu mel ni Sandiogou. yàqkat di yàq ma yàq. ay yàqkat lañu du ñu wut mukk lu baax. di ko wax du ñu yee nit ñi ci lu baax. du ñu jëmale nit ñi ci lu baax man it comme man benn kii rek la am benn kii rek la am. pexe mooy tëgg làmb tey télévision yëpp bëgg plateau. ñoom ñëpp am plateau làmb. ñoom ñëpp dañuy daw sama ginnaaw ci làmb ji ñoom ñëpp nag yéen ñëpp laa wax. ku daw sa ginnaaw yéen ñëpp. làmb ji waaw làmb ji. ñëppay daw ci ginnaaw làmb daw ni sax ci ginnaaw Gaston ci ginnaaw làmb ji la ñuy daw ñëpp ko bëgg. réew mi ko bëgg lamb fay na de lamb fay na de. waaw loolu ngeen defee ni waaw tey daanu na mais fu ngeen toogee di wax waxi làmb tey suñu toogee tey yow soo toogee te kay defal émission waaw ma def émission ci beneen télé ak sama làmb kenn du la seetaan beneen télé na def làmb na def leneen ngay def làmb fii kenn du ko seetaan kenn du seetaan lamb tollootul foofu de. waaw loolu ngeen defee ni mais ñu làmb ñun xam nañ fu mu toll waaw man dama dégg ay temps bi nga bàyyee kii wax na ko sànq mais ñu jékki-jékki nga dellu siwaat ak force sama question ñaar la dama koy boole corona sa njóogu bee tax corona ba yow sa virus bi benn dañu ni dama dégg dama lay laaj dama bëgg rek nga leeral nee nañu Macky Sall président dalaa jox 1 milliard waaw loolu benn la beneen bi ñu ne ñenn ñi président Macky Sall président Macky Sall déglu ñi président Macky xaye ma waaw may ma daaneel waaw léegi beneen bi man loolu sama propre constat la constat la boo xamante ni yéen mayu leen chance mbër yi nga xamante ni ñoo topp ci cercle des VIP bi ñu créé muy Balla Gaye ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ah war ko déedéet damay laaj parce que dañ ni bu fekkee ni yéen a ngi ci carré VIP yi di leen tëggal ay lamb yeneen mbër yi kañ ngeen leen di jox seeni chance ak yooyu li tax nga jël benn mbër jox ko 4 avance ak yeneen ak yeneen foo ko teg 4 léegi avance non damay tontu benn par benn waaw na tontu benn 1 milliard 1 milliard bu Macky Sall bi président Macky Sall soo dégluwul émission bi it am nga ñu koy déglu am na ñu koy déglu am na ay nit ñoo xam ne nee nga ay say conseiller lañu xanaa conseiller dana la wax milliard wala say waa kër milliard bii ñu lay ji ni jox nga ma ko président teg ma ko jox ndax ma set lu ko joxee nga indi ma tëggal ma combat parce que man sonn naa nit ñëpp a ngi ma taxaw di wax waaw ñëpp a ngi ma taxaw defe ne daf naa jox milliard mais loolu siiw na de Sénégal waaw siiw na moo tax may def appel ci président Macky Sall ndax joxunu ma dara 1 franc man nag président Macky Sall nag sama rakk la sama président la sama xarit la léegi foo jëlee carte avancée yow Gaston
kan man lijjanti man may borom. Sana Gaston yàgg na ci làmb. man may nekk ci làmb. yaa koy laajal yaa koy tontul wala. sama borom mais Gaston moo taxaw ne yor. fu ngeen jëlee yaa taxaw ne yor. fu ngeen jëlee. xam nga tey damay sant yàlla ndax sama doom Cheikh Niass. am na gis-gis. jàmbaar la. mais laajuma fu mu jëlee lii mu soppee kër gi yëpp tey su bàyyam dikkaatoon tey dana kontaan lool. te salaire yi du tardé. fu mu ko jëlee. liggéey rek liggéey waaw daa déet liggéey ma liggéey. yow liggéeyoo mais yow da nga fi daanu woon ba ay. ay banque xaalis nga amel fi ay banque xaalis nga xëy bi bu génnee milliard dama ni daanoo gën a yomb. ba may jógee Louga indi woo fi 1 franc. waaw ma fexe ba amee li banque xaalis banque ku liggéeyul doo amel banque. ku nu wóoluwul doo amel banque. naan di teel waaw boobu am na ñu ne looloo la delloo APR sax il fallait nga man APR nekkuma APR sax man. yaa ngi woon grand frère nekkuma PS nekkuma APR nekkuma fenn man sama bopp laa nekk. Gaston mbuusam la yor parti bu kii mu dem teg. waaw ba tey. léegi leer na ni. président Macky Sall jox la dara. loolu leer na ci nopp Sénégal. war naa joxe nag ci favoritisme bi. war naa joxe. waaw mais loolu au moins c'est honnête. mais lan moo indi loolu nga ciblé ñenn ñi rek bàyyi ñeneen ñi ci gannaaw lu tax ngay jël benn mbër. voilà foofu damay dig xam nga loolu. seen xarit Serigne Bara dégg ma wax Serigne Bara sax Bara Ndiaye. daf ci wax. dégg naa mu wax Cheikh Bara Ndiaye. waaw dañ ko seexal Cheikh la. waaw eggale. yow sax Serigne Lamine seexaloon na. Cheikh yombul. eggale. ñëwal ci Cheikh Bara Ndiaye. ñëw mu ci Cheikh Bara. yaa ko fi non li ma ko laaj la may wax. mais moom moo ko fi tudd. waaw li mu laaj laa koy wax ni ko waxoon na ko fi nii. waaw affaire mbër yu mag yi. waaw màggat bu ñuy ñëw dañuy. xam nga man yàlla dafa maa dimbali. mbër yi fi nekk tey yëpp dama tëgg seen papa tëgg leen. dëgg loolu dëgg la. ma tëgg ñoom Douba Lees ñoom Mbaye Guèye ñoom Mohamed Ali Mor Fadam Tubaabu Joor dama tëgg seen papa ñoom ñëpp. booba kenn tëggawul. tey ma tëgg leen ba ma leen di tëgg. kenn fayu ci 800000. waaw ma jël risque organiser classe 16 mbër ku ci ne 20 millions. waaw te booba kenn amu ci 800000. waaw fit woowu ma amoon tey may dox di dox ba làmb nekk benn support de communication benn support de stabilité. parce que làmb day stabilité réew. dañ koy stabilité waaw. dinaa ci agsi foofu bu ma doog parce que kon. foofu dinaa ci agsi. waaw tey bi ma bàyyi làmb. bi ma defaree làmb ba làmb ñëpp xam. day yëkki nii bombardier ma bàyyi lu làmb. waaw bàyyi ba tey pour te faire plaisir. waaw non mais loolu la nga bàyyi waaw ma bàyyi lu làmb. bàyyi ki mu tontu. ma bàyyi lu toog 5 ans. waaw bi ma dellu see ñëw naa fekk samay doom samay jarbaat samay rak amee làmb ji. non dellu si woo nga jaaga foofu da nga bàyyi lu. waaw ba ma bàyyi loo la wax. dellu si woo. waaw bi ma dellu si loo. bi ma dellu si loo boobu. demal yàlla saa sérieux. bi ma dellu si loo. waaw fekk fi samay rak samay doom samay jarbaat. ñu nekk ci làmb ji tardewul benn yoon. xëy na xumb ba mu amoon ci temps ñoom Yékini Bombardier Balla Gaye yooyu amoon wàññeeku na. ma agsi ñëw xale yaa ngi def liggéey bu rafet ma ni taxawal beneen buzz lay beneen buzz bi xam nga mooy lan. moo tax nga jël màggat yi. non mbër yu mag yi. Balla Gaye màggatul. ok moo mag. Boy Niang màggatul. Eumeu Sène màggatul. Eumeu Sène moo mag. mais dama ni kenn mag yow yaa mag ñëpp yow ba ma lay xam ci si yow yaa mag Sidi Lamine dalaa jiitu fi nekkoon sa patron mais yaa ko mag barke si ba ma yaa mag si Sidi Lamine yow da nga mag nga ñu xam ne la mag nga su dem nan dem seen dëkk su laaj Sadio bàyyil ki mu eggali doo déglu la neex de baax na. dégg nga. waaw mais kenn waxul mag ci at mais mbër yoo doonoo ker quoi. non amul ker liggéey xaalis liggéey ñoom seen liggéey la ñuy def. nit ñi dañuy liggéey léegi ñëpp ngi demandé retraite 65 ans 70 ans. ngeen bëgg mbër yi bañ a demandé avancement xanaa ñoom du nit ñoom loolu mooy seen liggéey. dañu war a demander tant que ñu ngi am kattan gi di bëri. mais dañ ñi nga wàcce ko ci ñeneen ñi. pas nga yemale ko bi ma ñëwee fekk naa xale yi. ñu ngi def li leen war ci làmb ji. dëgg la ma ni man naa yëngal làmb ji ca kaw. la preuve bi ma dellu see yëngal làmb ci kaw gis ngeen dimension bi làmb ji laat. kooku mu neex mu naqari ku mu neex ñëpp xam na ni làmb ji dekkiwaat na. mais Gaston. père est-ce que am nga baal ma. xaw a xeeb Sénégalais yu tuuti seen degré d'intelligence ak seen niveau. fi ñu toll jamais. xamul damay laaj loolu. dëkk bi yëngu ay jeunes ñëw fippu taxaw am lu ñuy kaas ci réew mi.
ak lu mën a tax ñu koy kaas. ba président moom jàpp na ne dañoo ñàkk xëy coono bi la ak yooyu moom noonu la ko interprété. ba ne dina jàppale ndaw yow nga jàpp ni yow li mën a téye ndaw ñi ci kër yi moom mooy lamb maanaam. yow il faut yow da nga jàpp ni il faut les divertir. pour que non yow politicien nga ci politique opposition nga dégg ñuy wax loolu. da ngay résister rek yow leçon booy résister la. ci récitation nga nekk. waaw tontu ma waaw résister. tontu ma moom kii ñuy déglu chroniqueurs yi ñëw di. yow da nga ñëw pour divertir sénégalais. waaw kii. day répété. day réciter récitation la ko chroniqueurs yi jox mu ñëw teg ko day réciter. waaw tontu loolu dégg naa ko ñu wax. waaw tontu lamb ji dafa bokk ci jamono ji loisir dafa bokk ci réew. loisir ak lu réew métti dafa bokk ci réew. mais loisir ba tey day fekk nga dund bu naan lekk ba suur. mën a xëy mën a lii mais yow mënoo lekk ba suur naanoo ba mandi. même faj maladie métti nit ñi ñu ngi ci inondation yi mais yow Gaston yaa tal lamb mais am na ñoo xam taluñu ko. mais tey yow yaa talul lamb mais am na ñoo xam ne lamb rek lañ tal. bien sûr. waaw voilà ku nekk ak li nga tal rek. am na ñoo xam ne moo leen di dundal. tey lamb tey toog nañu fii xew-xew. mon jeune frère la Sonko. ak. Adji Sarr. nga dégg ne lamb ji moo mën a suul coow loolu. non coow bari fi mais de façon su ko suul mel na ni. mel na ni parce que. mel na ni la le 4 avril ba mu passé. Gaston daaw junj de da nga ci daan egg ne mel na ni la. mel na ni loolu la laa wax. dama ni mel na ni. mel na ni suul na ko. mel na ni suul na ko. parce que le 4 avril lamb dafay amul bay suul dara. non le 4 avril. xëy na yow. booy ñoo jéngu ñëw yow yaa ngi toog tiim sa boolu gerte. waaw mi ngi nii mais toppoon ni xeer ngay lekk. soo neexee sax nga ne xeer ngay lekk. parce que wax lu neex dafa gerte mais lamb ji facteur de stabilité la. mu neex nit ñi mu naqari nit ñi. facteur de stabilité la ci réew mi. nit ñi ko bëgg. facteur de violence. facteur non amul benn violence. mais arène nationale bi ñu fa def arène nationale bi booy yàq nañ ko. football bi ñu rey 8 personnes fii nag ci Demba Diop bi. ba léegi dañ ko wax. waaw jaaduwul fii politique bi ñu ngi rey. jaaduwul 13 personnes ñoo dee ci keroog mois de mars. dafa jaadu li tax du ngeen wax loolu du bëgg a wax lamb ji. lamb ji kenn dafay deewagum. li mën a dalal sénégalais yi daal mooy ñu am xëy yow lamb ji kenn deewagum mooy ñu am xëy di dund gu baax di nekkin wu gën. foofu lañu mais waa léegi man organiser lamb pour neutraliser les sénégalais ci sama question. li tax yeneen mbër yi topp ci VIP yi lu tax tëggaloo leen. bu doon ñeent wala 6 mais dañ leen tëgg d'abord. Sa Thiès Moussa Ndoye tëgg na la. Sa Thiès tëgg Diène Kaïré. Modou Anta maa leen tëgg. ok ñu ngi seet xale yi sama xale yi promoteurs yi ñoom ñëpp ñu ngi tëgg nañu ay combats yoo xam ne ñoo génne ñoom franc yi ngay gis ak yooyu yëpp mbër yaa ngi génn. mais mënuma lekk pépét. damay yem fii samay rakk ak sama doom yi yem fee. suñu demee ba avancé ba truc ñu leen di ñaanal ñu dem bay tëgg combat yu raw sax yi bay tëgg. parce que man ak lu ma bëgg ak lu ma bëgg a dellu si aussi dafay am fu may yem. yaa ngi préparé relève bi kay yaa ngi koy préparé yow da nga ne woon yow say doom ay intellectuel lan léegi dugguma sa vie privée mais gis nañ Makan depuis quelque temps sa doom di fes ci sa wet ci làmb da nga def la relève bi mbaadu moom day non pas pour relève mais nit ku ne soo sañoon sa bàyyi su nekkee ci dara ngay dem di ko jàppale parce que xam na ni man maay bàyyam xam na ni xëy na kàttan gi amatuma ko mu nekk doom ju baax ñëw di jàppale bàyyam teewu ko ma ngay def liggéeyam. day def liggéeyam jàppale sa baay. mais da nga kaa bëgg a dugal ci làmb quoi. non c'est pas ça. la ca kanam nag rawuli bët ëllëg moom ëllëg yàlla. il est libre ëllëg su ko neexee moom dugg ci làmb. nga Makan. waaw Makan Meng. man fi ma bëggoon. yow da ngaa Makan. rek. man fi ma bëggoon a laaj. papa yaay. man fi ma bëggoon demander rek mooy côté technique surtout parce que bi nga wax ci claf bi léegi foofu laa bëggoon a ñëw sax. parce que gisoo ne claf bi n'empêche que wax nga ne am nga loo war a liggéey avancé pour ñeneen ñi liggéey ci suuf. mais est-ce que gisoo ne war nga gën a maan comme yow ñu ci bari ci yow la ñuy xool nga dekkalaat claf bu bari jël xale yu bari def ko lu bari pour mu mën a suqaliwaat. lamb ci côté technique. parce que day tax xale yi am compétition. tu as raison. loolu ñu ngi ci d'ailleurs wax naa ko ci benn. télé xaw ma journal que ñu ngi préparé depuis ñu ngi caa ñu ngi koy dëgg nag Sénégal xam nga soo xamee su gars yi xamee foo jëm doo àgg maa su saa njógee taxaw fii yàq la mais doo xamee mais claf ñu ngi préparé claf boo xam ni delloo ci claf loolu moom ñu ngi koy préparé dès la saison prochaine ñu ngi koy préparé
yàlla na ko yàlla agale yàlla nag moom man fii kenn mënu fi dara ku yàlla jàppale rek a fi nekk ku yàlla dimbali. te affaire bi dina tax xale yi am compétition. oui yow mën naa wax ak yow sportif man mënoo wax ba pare ak yow mën naa wax ak yow non yow yaay dirigé. ba pare kii day récider kii day saboter. man laaj ku jàng war a tari damay tari sa vision tamit bii pa moom xam naa du yéen yaay dogal mais vision la aussi ba xam ndax mën ngeen ko jox autorité yi surtout mooy comme da ngay gis ne bu ñuy bëree bu leen def làmb Balla Gaye dafay génn des fois wala Modou Lo génn peut-être mën na yóbbu xaalis bari extérieur pour former wu si côté physique ak yooyu léegi est-ce que kii woon mooy yéen promoteur peut-être wala ministère wala ñenn ñi am moyen ñoo xam te dañu mën a def ay structures yu xaw a jege yooyu nga xam ne xale yi dinañ mën a rester bi pour gën a former surtout sax magul mbër yi comme ñoom Moustapha Gueye ñeneen ñi bu ñëwee man see bokk man see rester pour lamb ji gën a mën a ba nga xam ne plus tard dina am ñeneen ñoo xam dañuy jógee feneen di ñëw Sénégal au lieu du ñuy génn. parce que yéen a ngi jéggaani entraînement te da ngeen naan lamb ji jéggaani wu leen. non ko jéggaani moom. entraînement lu tax ngeen koy jéggaani. lépp la ñuy jéggaani parce que suñu doom yaa nga ne ci Europe di jàng. xaalis boobu pourtant école am fi. li tax néewu leen ma seen doom yi ak doomu ñeneen ñi jàng. waa lamb ji ñoo ne jéggi non jéggaani amu fi parce que lépp loo gis rek. am na leneen tey parce que tey soo waxee lii tey yaa ngi mel ni tey ku bëgg a dalaale sax ci kaw immigré kaw diaspora. parce que diaspora bi. jéggaane bi mën na am waxuma jéggaane bi. mais pour def loo xamante ni tamit dina tax plus tard ñun ñu am paax nga mën nga jéggaane. mais même su ko defee pourtant yooyu am na fi. ay salle de musculation am na fi. ay entraînement am na fi yooyu yëpp am na fi. mais teewul ni fi ay université amee. teewul ay étudiants bàyyi fi université yi. dem di inscrire ci université européenne yi. ni fi ay salle de waaye comparaison n'est pas raison mais kon da ngay kon dëgg. dëgg day war a nekk dëgg. non mais yow comparaison n'est pas raison wax ku dul wax dëgg la. yéen a daaneel lamb ji. xam ne lamb parce que yéen lamb ji ngeen def facteur de développement. xoolal 5 personnes ñoo ciy développé. dof ya commencé na su jaaxlee rek day wax day nekk dof su jaaxlee dof lay. non 5 personnes ñoo fi nekk ñoom ñooy kii 5 personnes ñoom ñoo ci loolu mooy mbër yi nga tëgg à part ñooñu kan moo fi développé ci lamb. kan ñoom waaw. mbër yi day ñu ngi sant yàlla. non 5 personnes 5 mbër. ñaata licenciés lañ. mais plus de 6000 licenciés. mais au moins mbër yi ñu amut ñoo xamante ne bi mënuñoo jënd sax. mais au moins bu ñu entrepreneur amul mënuñoo jënd 100 francs. au moins mi ngi ci sud espoir. waaw temps bi mi ngi jeex mais benn question parce que sa biir wax dama dégg nga ne. source de stabilité la lutte bi. nga bëggoon rek nga wax ñu ci lu tax loolu nga wax loolu. non parce que tey. làmb nekk na loo xam ne tey te wax naa ko sànq. seen chroniqueurs yi suñu toogee di wax. may chroniqueur non yaa ba laaj na il faut nga mbay ma tontu ko comme temps bi day jeex. waa tontu. suñu toogee di wax yéen ngeen bëgg ñoo ñuy wax bëgg a taal réew mi di yekk président lu ne di yekk nit ku baax suul ndaanaan la nu man ndaanaan bu tax ñu bëgg laa suul. yow ma teg sama làmb pour nit ñi attirer seen attention ci làmb ji. pour dévier loolu pour éviter loolu ngeen li tax ma koy def. dama koy def. ak yow loolu moo tax ngay dëgg. waaw looloo tax ñu tëgg la pour dévier. nelawal Sénégal nelawal non pas nelawal. yaa ko wax. yaa ne nelawal sénégalais. répondre na sama question posé naa ko sànq attaqué ma lan la c'est-à-dire que tey yéen kon ñu ngeen di seetaan. kon yow yaay ministère chargé de nelawal des sénégalais. yéen seen chroniqueurs yi ñooy chargé de détruire le pays. yow nelawal sénégalais. mais Gaston. Gaston. ngeen a bëgg a détruire réew. léegi Gaston léegi temps bi jeex naa. léegi ñu bàyyi la nga terminer ci ñaar. passe sanitaire boo demee ci yeneen dëkk yi maanaam pour ku ñàkk ak yooyu loi la. loi boo xam ne mooy tax képp kan sañ ko def tey ñi nawetaan ñi ngi wax lamb mi ngi wax mais problème la tey ji mënoo ko forcer kenn ci réew mi parce que amul loi bu ne na nit ñi ñàkku wala yor kayit pour dugg fenn beneen bi ci topp nga tontu ma foofu moom ngay tëjee mooy lamb ji ñii nee nañ mbay gee li ñuy tuddee arène bi lii la ban xalaat nga am ci li ak falay baldeeg yooyu xalaat bu njëkk nga tëjaale foofu xalaat bu njëkk bi waaw ñu ni passe sanitaire bi loi la mais tey vaccination tey carnet xam nga licence soo koy wut ci làmb xam nga lu lay jëkk a laaj sa kayitu juddu certificat médical certificat médical feebar dab nanu mën nañ cee boole carte de vaccination mais loolu c'est pour les sportifs mais pas c'est pour les non c'est pour les sportifs li ci des du question force xam nga tey aux États-Unis waa ji doon na fay ku vacciné wu ñu jox la $100 ñoom mën nañ ko. loolu fa la bët mën a yem kaay faj ñu jox la 100. kaay waaw. yow suñu la ko waxoon fii da nga. yow da nga vacciné wu 50 fois kon. sinon la muy yàq voilà donc ñooñu comme ñu ngay def loolu. ñun force affaire bi du force mais c'est-à-dire pour inciter les gens comme bëgg nañu lii pour ñu dem pour def ko du question force bu nu nii lu nit wax xalaat bu rafet bu nit am rek
ñu ni def ñuy forcer démocratie tel bon kaaw Mbaye Gueye mérité na sax lu ëpp arène nationale. comme tant d'autres lutteurs. ñoom Falaye Baldé ñoom Fodé Doussouba ñoom Doudou Bakassar comme ñoom ñëpp a ko mérité. ñi ko mérité danoo bari Mbaye Gueye dafa ñëw fekk fii mbër ay mbër ñëw mu bàyyi leen yeneen mbër ñëw. ku ci ne mérité nga lu ëpp arène nationale. nan bàyyi toujours su dara amee nit day ñu bëgg a seet. luñ ko waroon a defal mën nañ ko defal avant muy génn àddina. waaw mais nit ba mu dee ku nekk amee sa xelum naa fekk. taxaw di wax ni kii moom la ñu war a tuddee fii ak moom la ñu war a tuddee rue bi ak moom la ñu war a tuddee loolu boole askan wi la bëgg a nekk. waaw ñu bàyyi la nga tàggatoo. lay tàggatoo. Père tàggatoo. ah. tàggatoo. yow ñu nappale émission bi yëpp yaa ngi doon. tey dafa sey. tey dafa sey. mayoo ko dara. tey Mor Ndaje. jërëjëf waaw sa temps de parole jaar. waaw jeex na. xam yàkkam di nga tàggu jàpp waaw léegi maa ngi tàggu ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant bon lii dafa neex dafa neex parce que ay humour la ñëw toog di waxtaan di kaf di ree nit ñi Sénégal relax voilà nit ñi dañu war a ubbi seen bopp ñun ñëpp ay nit rek lañu mën nu weesu nit toog di waxtaan di kaf di ree su fulla jotee nga def sa fulla su fayda di defee jotee nga def fayda mais su caaxaan demee kaf parce que lépp sax mën na noo wote fii di lépp di def lu kenn xamul di mayee di dooñu may benn balaa ngay def yooyu non tey moom temps bi jeex tey temps bi jeex tey temps bi jeex na parce que su ma doon lépp ci moom lay lépp moo tax ajaratu kon kaddu gaa ngi doon jeex na moom sama bàyyi da ko bëggoon loolu ah Gaston Mbengue ñu koy gërëm bi tey lañ mës a toog mais li ma sentir mooy oyof maanaam oyof ba mu xaw a sax ëpp oyof bi macha allah te ku metti laa ko tegoon Gaston mais door ku oyof la kon ñu koy gërëm bu baax di ko sant ajaratu waaw ñu koy jaajëfal man moom suma tonton la dama koy wax tout le temps borom awaam sama suñu yaay la donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di kontaan am ak yow plateau merci beaucoup jaajëfal nañ ko mu doon Gaston Xaali Mbengue promoteur de lutte dañuy daal di dem régie jël tampon du maître Othie